gërëm nañu rafetlu seen àndina ak la meilleure chaîne du net mbokk yi di leen jaajëfal bu baax a baax ci kóolute beeg safo bi muy doon mbégte kontaante saa su ne ñuy àndoo ak yéen ku ñu dootul présenté quand même ci lamb le grand Pape Sarr ñu fekk ko fii ci Pikine moom la rédaction bi di am ak jotaay le grand Pape Sarr c'est un plaisir quand même nga dalal ñu ngi lay jaajëfal ci disponibilité bi. waaw nuyu naa leen. seen buzz maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu caméraman yi. merci di la nuyu bu baax a baax a baax di gis seen liggéey. di ko rafetlu bu baax a baax. di leen ñaanal yàlla na ko suñu borom def télé bu gën a kawe. si télé yi ci barke Seydina Mohamed. di nuyu waa Pikine yëpp. di ñaanal suma maam Lobaat fee mu tëdd waaw yàlla na suuf oyof si kawam di nuyu sama papa di ko ñaanal bu baax. xam nga di ñaanal suma papa di ñaanal suma yaay di nuyu waa Kër Lobaat yëpp di nuyu Pikine yëpp. waaw su ma damay nuyu Pikine yëpp dama si jiital suñu papa Dégol Pape Diop Bosson. xam nga suñu grand Mansour Diop. maa ngi koy nuyu di nuyu Dengo Mbuub mu ngi moom ba Hollande maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu Fallaye 2 moom mu ngi États-Unis gis nañu li mu def rafetlu nañ ko ñoom radiateur El Hadj Niang Afrique du Sud maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Kéba Kanté tamit ku may jàppale la di ma taxaw di nuyu Birane Ndour. merci beaucoup fu ñu ma jox micro dama koy wax. très bien. tey taxaw na ma bu baax a baax taxawu frère am di nuyu waa rent DKR yi may liggéeyal. xam nga di nuyu population Pikine yëpp di nuyu Ama Baldé di nuyu Boy Niang. merci beaucoup grand Pape pour ñu waxtaan ak yow ngir mbokk yi la xamul dañuy faral quand même di la gis lépp lu xew Tëngéej lu xew fii ci Pikine nga addu ay kaddu di ci wax. lan nga représenté Pikine dafa am mouvement boo fi jiite wala lan nga représenté Pikine pour la ñu wax ko ci waxtaan. waaw lim fi représenté bëri na. waaw tey xale yi depuis ñoom Eumeu Sène la Baboy Tyson ñoom dañ daan am bés ma ciy sonn ba pare tey écurie boo dugg ma njëkkee ko sax si écurie Fallaye Baldé soo xoolee assemblée générale bu fa mus a am sama cotisation dafay nekk 30 000 soo demee nga ubbi seen kaye nañ gis turu Pape Sarr war na ni Pape Sarr bokk na ci bureau bii man damaa bokk ci bureau assemblée générale bu mus a am ci écurie damay joxe sama cotisation 30 000 francs te duma am benn soxlawuma postu waaw. ci lamb rek nga yëngatu jiite woo benn mouvement wala. si maa ngi ci lépp Pikine maa ngi ci mouvement boobu mooy yokk suñu suuf yokk suñu almeer lépp lu xew Pikine du ñu woo kenn ku dul man la ñuy njëkk a woo Pikine. dégg nga man maa ngi gënoon a fës ci benn ASC bu ñuy wax ASC cosaan bu Pikine waaw man maa nekkoon seen premier supporter. waaw si laa gënoon a fës ci Pikine xëy na fa la sama tur génn. comprendre nga waaw ba pare tamit man la Bécaye Mbaye njëkk seet si Bantamba bi njëkk ubbi Sénégal bi mu seetee suñu papa Amadou Kati Diop man la ci teg ñëw seet si ma di immigré jardin bee ma defar dessiné woon foofu Ama Baldé te nekkagul mbër. dessiné fa Aliou Seras Pathé Baldé ak Pakala. waaw ku ne Pape Sarr ni lamb sa relation ak lamb lan la da ngay juddu fekk say waajur daan pratiquer lamb wala dañ la ci yar wala choix wu lamb ba nga xamee ni képp ku ne Pape Sarr fii ci Pikine lamb lañ ko xamee sa relation ak lamb lan la. sama relation ak lamb dañoo juddu fekk suñuy grand ku mel ni Papa Baldé. Gilles Baldé Mansour Diop Balla Beye numéro 1 man Balla Beye numéro 1 lañ doon seetaan géeju Caaroy ñu koy seetaan xam nga ba yàlla di def Pathé Baldé di bëre fii Mbapat fii suñu papa yàlla na ko yàlla xare àjjana muy père Balla Gaye moo fi doon organiser fii Mbapat Pathé Baldé daan fi bëre Ousa Sow ñoom Eumeu Sène loolu noonu la ma virus bi jàppee ba ma tey ma bëgg a làmb tey muy koo xamante ne tey moo nekkoon suma xarit sama lépp muy Pathé Baldé tey su ma demee ba affaire bi sax dugg ma moom bokk na ci moom Eumeu Sène. moom Eumeu Sène bokk na ci ñi la gën a poussé. ñi ma gën a poussé ma bëgg a làmb mais tey amul benn mbër buy takk ngemb rek. boo xamante ne sama ñàkk dalu sa kaw. amul fii Pikine. grand lan ngay fàttaliku ci li nga jot dund ci làmb loo xam ni gis nga ni xëy na erreur la boo def te bëgg làmb rek wala bëgg ki nga daan àndal moo xam Eumeu Sène la moo xam keneen moo la ko apporté moo la ko yóbboo. non musuma def erreur ci làmb. ak xatar bi gars yi gis. non musuma def erreur ci làmb lenn daal laa xamante ne. ba may dee ba may sàngoo suuf du ma ko fàtte. mooy nit ki nga xamante ne dangaa sonn ci moom aduna bi yëpp xamee la ko mu dem ba carrière am jeex mu yóbbu la police bugg la sànq. loolu kan la woon. Baboy. loolu daal xam naa ni daal loolu du ma ko fàtte ba may dee. waaw yàlla def na nag suturaal na ma ba damaa am ay waajur yi nga xamante ne dañoo gudd loxo trop. te daj nga ci moom daj nga lu ne ci ànd ak moom lu ne si moom
lu nekk billaahi wallaahi watallaahi man su ma deewee sama bàmmeel man kese maa fay wéet barke Seydina Mohamed li ma lay wax ni Birane Ndour mu ngi may déglu doomu Serigne Ndiaye buuna mu ngi may déglu muy Ahmed Ndiaye Ahmed Diaw mu ngi may déglu muy doomu Baba Diaw itok premier milliardaire Sénégal guddi googu noonu ñu ne suba lay bëre foofu laa nekkoon sol blouson Tigo ñëpp lañ jox blouson Tigo man def maa sànni sama blouson. ndax mën nga ñu leeralal ci lu tënku rek grand problème bi exactement lan la parce que toog nañu rek dégg Pape Sarr Baboy man ci sama analyse bu gàtt xëy na da nga am approche ak ñoo xam ni xëy na neexawul woon ak ñoom ñu mel ni Eumeu Sène wala. non dafa gis ma xër ci Eumeu Sène dégg nga kooku ku xër ci moom ku xër ci Eumeu Sène doo am jàmm ci kanamam mais nag foofu dafa échoué. moom Baboy waaw dafa échoué foofu échoué boobu mooy man borom xel laa yor njaboot aduna yëpp di ma seetaan dégg nga xam ni am na yoo xam ne boo ko yenn erreur yi boo ko waxee rek li lay faj mooy commentaire saaga yi ñu lay saaga ak doomu aadama yi lay gis man ma bokk ci kër kilifa ma xam papam bu baax waajuram bu góor yàlla na ko yàlla xare ajana ma xam ko bu ni ma xamee waajuram papa yi Baboy xameewu ma ko Baboy parce que sama kóllëre maam Lobaat la mu doon liggéey fii Sowadib di ñëw chaque guddi mu ngi foofu ci basañ bi si buntu kër Lobaat. donc problème bi mooy dafa non benn damay wax si cadre boobu quoi suñu parce que Haalpulaar la may Haalpulaar dama ne la ni ma xamee pap waajuru Baboy ni ma ko xamee buntu kër Lobaat xameewu ma ko Baboy papam su musaan wàcc Sowadib sama maam Lobaat lay toog ci buntu kër gi kon kooku am na yenn yoo xam ne war nga koo ruus surtout ki nga xamante ne adduna bi yëpp man suma blessure yi ma am yëpp ci làmbam laa ko amee musuma dugg kaso billaahi walla su ma deewee laax man maay wéet sama bàmmeel bu ma juddoo ba tey police musuma jàpp si wàllum tux yenn saa yi nag ma bàkkaarloo ñu bari il faut nga ñëw fréquenter ma nga xam ne kii nii ci cigarette bi muy tux ci la yem. du dëgg. mais Baboy bi nga commencé am ak moom problème mooy bi nga commencé jege kii di Eumeu Sène aussi. mais lan mooy problème mu Pikine ba toujours mbër yi fi nekk entre guillemets quand même. même mbër yi ñu nekk benn grand amul ko problème. Eumeu Sène amul problème ak Tyson Eumeu Sène amul problème ak Jules Baldé Eumeu Sène amul problème ak Pape Diop. mais est-ce que Baboy mi ngi jàppale dégul Eumeu Sène amul problème ak suñu papa Diop. mais Baboy jàppalewul Eumeu Sène grand. non su gisee Eumeu Sène day mel ni butitam yi la gis. mais lu waral loolu quand même. kenn xamul te da koo gunge ba mu egg barke Seydina sonn ci moom yaa ngi may dégg est-ce que dafa sonn ci moom yaa ngi may dégg man xëy na yaa ma ci laaj tax mais affaire Baboy tourné naa paasam bugguma si woon sax wax. nan nga koy jàngatee grand Sarr nga baal ma. bu ñu demee ba nga xamee ni xëy na gis nañu jegante woo bi mu am ak Balla Gaye 2 quand même. Balla Gaye di Géejawaay. di ngeen ci Pikine ak Géejawaay aussi ñëpp xam nañu ni rivalité yàgg na fi surtout ci lamb. seen jegandoo yàlla na sax yàlla nañu tuddante sax ay doom ay ñaari juddit la yuy ànd. ñoom ñaar seen ànd yàlla na sax maa ngi leen koy ñaanal moom Baboy ak Balla Gaye yàlla na sax dégg nga mais ñun xam nañ ni gis nga yenn fit yu bëri ñun xam nañu fu muy jógee dañoo dëgg bal bi de mais xam nañ ni ay information yu bon lañ leen di jox comprendre nga est-ce que ay information yu bon Eumeu Sène nii la mel Ama nii Boy Niang nii te doo si gis kenn am na mbër boo xam ne duñ ko si ŋàññi de parce que mu ngi seen biir lu tax duñ ko si boole parce que mu ngi seen biir amuma dara lu may teg si kaw Balla Gaye parce que tey ñoom ñaar mën nañ sax tuddee ba déggoo jullit laa ñoom ñaar seen ànd na sax yàlla si yàlla def jàmm. ban jàngat nga am ci diggante kii di Eumeu Sène ak kii di Boy Niang seen relation ñoom donte ne ay ndaw lañ bokk Pikine aussi ban jàngat nga am si relation boobu. la dëgër Boy Niang ñoom ñaar daaw la bëri nañu Eumeu Sène combat nga teg li titre roi des arènes ñu ne une semaine de combat nga ñëw ci stade bi kon relation boobu du lu ndaw ngay def open press sa combat des 15 jours nga ñëw ci open press su Boy Niang ngay bëri ku mel ni Modou Lo teg sa roi des arènes kon kooku noonu rakkam la dégg nga Ama Baldé Papa Sow Eumeu Sène kenn njëkk ko ci open press mais am na mbër yu bàyyi bëre gisoo ci benn mbër
mbër yi retraité gisoo si kenn ci open press booy yi mais chaque lu xew rek Eumeu Sène ngay gis kon relation boobu rafet la mu ngi sàmm kóllëre ci digganteem ak ay rakam. jamono ji li ay ci réew mi wala liy jàmbat ci réew mi gis nga ko muy sorti Lac de Guiers 2 gannaaw bi nga xamee ni njortu nañu ni combat am ak kii di Eumeu Sène ñu bari ñu ngi njortu ni taxaw na entre guillemets gis nga propos yi nga xam ne yëkkati na ko ban jàngat nga am ci kàddu yi Lac de Guiers yëkkati teg ko ci ki nga xam ne mooy Eumeu Sène. waaw si wax jooju Eumeu Sène daf ma si interpellé sànq bugguma sax jaaraat mais sama gis-gis ak sama xalaat mooy na dem seeti suñu papa Gaston négocier ak moom mu delloo ko avance am. moom Lac de Guiers parce que moom Eumeu Sène parce que Lac de Guiers mérité wul bëri ñun mérité wuñu bëri moom ñun man de wax dëgg yàlla àndatuma si. li nga conseil Eumeu mooy. man li may conseil sama rakk muy sama mbër ma bëgg ko sama xol man xol laay waxee. mu dem négocier ak suñu papa Gaston mu delloo ko avance am. mais lu tax nga am choix boobu. waaw parce que lii kenn du ko teg ci deru jullit li mu teg ci deru Eumeu Sène làmb jaru ko milliard jaru ko billaahi wallaahi tallaahi mu dem jëlal ma avance Balla Gaye sax moo ma gënal mu bëri teg Lac de Guiers parce que kii jarulal bëreel. est-ce que gis nga ni propos la yoo xam ni Lac dina toog rek am idée wu yëkkati ko nii te xëy na. amul amu ci benn amu ci kon mi naan chaque instant bii mooy 19e site may wax. magu Ama Balde taawu Fallaye Balde génn na démb wax adduna bi yëpp génn nañu wax Lac de Guiers na lire commentaire am wala ay mbokkam lire commentaire yi ñu xool Lac de Guiers du ay propos Lac de Guiers waxal na ko Issa Pouye mbër buy njaaloo du ma daan Lac de Guiers attaqué na fi suñu papa Bécaye mu muy bëreeg Modou Lo mu ne Bécaye dafa nekk ci suuf di ko sot Lac de Guiers waxal na ko Modou Lo li ma la xamal bis bu ma ko waxee say supporter bàyyi la. Lac de Guiers barkaati démb lii kay yéen fekkee ngeen barkaati démb moo Gaston Mbengue dégg nga ñu interroger ko diggante Balla Gaye ak Yékini en tant que doomu Géejawaay. en tant que doomu Géejawaay ñu interroger la nga ne ñu lay laaj sa diggante Balla Gaye ak Yékini nga naan ay wax daanul Yékini da nga war a wax maa ngi ñaanal Balla Gaye yàlla na ko yàlla may ndam si Yékini mosoo gis moom mu jóg problème am Géejawaay mu siy dox tànku jàmm gis nañu guy gi ak Ketchup Balla Gaye di si dox tànk jàmm ñeneen di si dox tànk ay Malick Gakou ay Lamine Samba mais musul def benn geste xam nañ ko li muy def nii lii du bataille psychologique lii bataille seytaane la. lii jàppoo ni am na ñu nekk si gannaawam di ko wax. loolu xëy na certainement ci xam nañ ko. xam nga kii wax loolu la dëgg xam nañ ko bu baax. xam nañ ko bu baax a baax. xoolal gis nga fi may interroger nii. Lac de Guiers dañ ko estimé woon. kan nga jàpp ni moo wax loolu ak. du ma ko wax mukk si àdduna. mais yow xam nga ko. non du ma ko wax. barke yàlla. billaahi du ma ko wax mbër la woon mbër muy bëri ba léegi la non du ma wax. mais problème bi mooy faux information yi baaxul. gis nga bu nekkee yow kilifa nga. nga am njaboot. yaa ngi may dégg est-ce que. nga am njaboot. nga am ay rakk am ay soppe. am ay supporters. comme Lac de Guiers chaque instant làmb bu am mu def erreur man sama gis-gis li ma koy conseil na ut xam nga ku mel ne Aziz Ndiaye mu koy teg ci wetam mu bindal ko li mu war a wax comme ça yoo waxee rek wax penalty yi na lay bindal li ngay wax parce que dafa def erreur bi nga xamante ne man promoteur laa nee nañu àll furti laa tey promoteur laa tey dama am tet yi nga xamante ne leer na ma ne li ma financé fay ko ci mbëru Géejawaay yi moom Gaston Mbengue fay ko ci làmb sama diggante ak yàlla. ku développé parce que yaa ngi. ku développé presque 22 millions séddale ko nii jox ko ay mbër. man xam naa ni avance boobu jotagu ko. dinañ ci ñëw en tant que promoteur lan nga gis ni mooy li waral entre guillemets Eumeu Sène quand même kii di Lac 2 quand même miin nañu en tout cas ñoom ñaar di am li nga xam ne mooy bis mu jël combat bi dafa amatul adversaire wala da nga gis ni tamit franchement soxla na li nga xamee ni xëy na mooy combat pour dellu siwaat en tout cas ci arène bi mooy li sabab rek mais du combat boo xam ne aussi c'était le temps. Eumeu Sène Bombardier lañ ko proposé woon biñ ko proposé Bombardier am na foo xamante ne man du ma fa egg xaw ma lu mu sekk ak suñu papa Gaston ba ñu ëlbati combat bi jox ko kële Eumeu Sène tamit am na lu mu sekk ak Gaston Mbengue dégg nga ku ko jàppale woon la ñun duñ ko fàtte ku sonnoon ci Eumeu Sène la kon lépp lu mu ko def lu mu ko digal da koy def dañ siy ànd ak Eumeu Sène rek parce que man du ma jël saaku ceeb di ko yóbbu kër Eumeu Sène du ma ko fayal courant
tamit ñu xool ci loolu Eumeu Sène dafa yor njaboot yor fee kër bu toogee bëriwul du ñun ñoo koy fayal courant wala di ko jox lu mu lekk moom moo xool li ko arrangé ak estafam mu dem def ko mais su doon sama sago guddi yi ñu toll nii billaahi wallaahi tallaahi bu nekkoon am mun naa ko man Eumeu Sène def ko man Pape Sarr mun naa ko billaahi wallaahi tallaahi bëre Lac de Guiers jaratu ko te barki Seydina Mohamed dama dem fekk bàmmeelu yaayam moom mam nettoyé ko ba mu set. bàmmeelu yaayu kan. démb si nettoyé almeer yi moom Lac de Guiers. yow yaa nettoyé bàmmeelu ba mu set wicc te gisuñu ko fa. mais est-ce que kuñ la fa gisoon duñ mën a wax ni. aussi accusation yi quand même. xam nga lan la dañu démb lañ doon nettoyé almeer yi. Pikine yëpp a génn ma tiim ko. Pikine yëpp muy bu yaayu Eumeu Sène muy keneen ak keneen ak keneen xoolu ji man te teewu fa lan moo tax ñëwu fa dafa war a ñëw parce que dem moom waajuram mu ngi ko fa denc te am na ay yeneen yu ci xew yoo xamante ne tey am na fi problème boobu bàyyi bu muy tiimal Eumeu Sène moom moo fi def lu ne weng ci ginnaaw almeer yi moom Lac de Guiers ñuy jël ko yàpp ko dugal ko ci auto police yóbbu police Guédiawaye loolu kañ la woon ak lan la woon exactement. non yow nga leeral aussi parce que mais femme bi ñun ñoo dëkk mu ngi fii di liggéey ci ODK bi ci Talabaat. mais yow da nga bëgg wax ni loolu dëgg la quand même. mais yow loolu tàppal ci YouTube bi. nga ne du dëgg la wala du dëgg man damay waxantu man ñu gis ko ci YouTube bi. viol boobu da nga bëggoon a wax wala je sais pas. viol la wala dañ koo arrêté ak jigéen. arrêté wuñ fi Balla Gaye arrêté wuñ fi Eumeu Sène arrêté wuñ fi kenn moom lañ fi jàpp dugal ko ci auto police loolu kay la war a wax. yow yaay seul mbër VIP bu ñu yàpp ci auto police ndax jigéen. ndax mineur aussi en tout cas ci ak. xaw ma lan la xaw ma maire la fa yàpp xaw ma mineur xaw ma ku mu yàpp mais en tout cas daal tàppel ci YouTube bi nga bind Lac de Guiers Technopole. non c'est vrai gis nañ ko loolu moom mais est-ce que tamit. Lac de Guiers Technopole rek image bi ñëw. dégg nga gis nga xasit du xasaate déggoo li ma la wax nii est-ce que dinaa ko génneel 400 000 sites. est-ce que gëmoo ni tamit lii déjà bu dee combat bi taxaw na wala taxawul aussi. combat bi ñaanuma yàlla mu am yàlla bu mu am ci barke Seydina Mohamed yàlla bu combat Eumeu Sène Lac de Guiers bi am ñaanuma ko yàlla bu mu amati barke Seydina Mohamed. mais moom nee na xale màgg na pare na psychologiquement mystiquement moom xam nga est-ce que du loolu ngeen ciy daw aussi moo tax nga naan na bàyyi depuis moom Issa Pouye mu ngi naan xale màgg na. accusation si Ama Baldé la njëkkee ci moom Ama Baldé chaque instant mu ngi koy tëkku Lac de Guiers lii mooy jikkoom Ama Baldé am na fi adversaire Lac de Guiers yóbbu adversaire am di ko entraîner Ama Baldé gis lu ci xew lan moo tax chaque instant boo dëkkee Ama Baldé micro lu tax du laaj Balla Gaye muy laaj Lac de Guiers kon kii ku sikk la ñu ne ay mbokk lañu wax ma fan la Lac de Guiers bokk ak Ama Baldé bokkuñu dara tous. ñoo bokk xëy na di soose. bokkuñu dara Ama Baldé amul mbokk soose bokkuñu tous. man fii laa dëkk fii laa juddoo 1971 laa judd musuma voyager musuma dem fenn fii laa dëkk comme ñoom yaa ngi may dégg est-ce que. Lac de Guiers ñoom pas faate yii di ko ëwal téere la bokkal ñii may toogal guddeeg bëccëg ki koy ëwal gàllaajam yëpp depuis carrière am ba tey man ak moom ñooy toog mus naa ko wax ci YouTube ñooy toog guddi ak bëccëg yaa ngi may dégg est-ce que. Lac de Guiers na arrêté. ndax gisoo ni entre day nekk combat boo xam ne tamit dafay continuer si diggante Guédiawaye ak Pikine quand même. parce que lii tamit du nekk loo xam ne. combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers du dër bi lii du dër bi barki Seydina moom lii du dër bi kii mënul daan sax Boy Niang yéegul ci kaw Boy Niang yàlla nañu yàlla musal ci victoire yoo. gisoo ni il est temps quand même ñoom ñu jàppoo ñoom mbiru Pikine yi Guédiawaye. ñoom ñëpp jàppoo nañu parce que tey Balla Gaye lu mu xewle. bu nekkee mbégte la bu nekkee safaan da nga fay gis Eumeu Sène da nga fay gis Ama Baldé da nga fay gis Boy Niang Balla Gaye lu xew kër Eumeu Sène da nga ko fay gis. kon xam nga ni tey ñoom danañ dem ba seen carrière jeex ñu nekk ay ancien gouroir dinañ bokk ndey ak baay mais Lac de Guiers du ci bokk. grand ngir ñu jeexal rek waxee na waxtu waa ngi xëccu jëm si dex ban gis-gis nga am ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo combat boobu nga xam ni jamono ji aussi ñu bari ci amateur yi ñu ngi koy xaar. waaw combat bu neex la comme amaguñu dat xamaguñu feebar bi kañ lay jóge fii ñu ngi ñaan yàlla mais wax dëgg yàlla ñoom ñaar ñëpp sumay rakk lañu Ama Baldé suma rakk la Modou Lo suma rakk la mais damay ñaan Ama Baldé yàlla may ko ndam. gis nga ni Ama pare na pour jël combat boobu.
non pare na parce que def na ay preuve am. tey bu deful woon preuve am Modou Lo du yor roi des arènes di ko jox di nangu pour Ama Baldé bëreeg moom kon dafa egg muy moom muy Boy Niang waaw. Rent DKR di ñi nga xamee ni ñoo lëngoo ak kii di la grand Pape Sarr jamono ji ñu mën a xaar ni promoteur entre guillemets moom nga bëgg doon wala doonoon nga ko wala jamono ji yaa ngi def ay pexe pour tëgg ay combat yoo xam ne yu am solo la sax yoo xam ne jamono ji tëgg nga ko yu demee ni nekko réel ak ki nga xam ne mooy Marley sa diggante lënkoo bi am sa diggante ak Rent DKR lu waral d'abord choix boobu ci yow ñu porté ko ci yow. waaw Rent DKR li ko indi mooy suma benn frère bu ñuy wax Alain moom dama nekkoon cité Asianda yoroon fa suma place muy suma xarit di sama rakk tey dafa am benn déclaration bu ma génnoon ne li des sama dund dootuma topp mbër si àdduna mu xam ni nag Pape Sarr bii nag voilà léegi si la ma woo laaj ma lii nii mu def nii mënoon na ma ko jox ma def sam poos te mën na ko xam nga 22 millions xaw ma 23 millions nga génne ko teg ko lii xejoon na ci man yaa ngi may dégg sax mais dama ne ko man làmb laa bëgg muy ay combat yu neex quand même tëgg nga tamit kii di Adama Diouf ak Wulli aussi damaa tëgg ne ko réel jox ko avance mu ngi suñu avance mook Marley ma boole Eumeu Sène Senior dëkk Géejawaay Marley dëkk Géejawaay ma tëggal ko boole mobile 2 Grand Yoff ak Bour Sine bi topp ci Tapha Tine dégg nga ma jël Kalmu Ndour ak Eumeu Sène Junior ma jël Pape Thiam bu Papakan boole ko Kool bu Sab Adama Diouf ak wulli waat bu Sita Malick Ndiaye 37 fu jël jalbaatu Ama Baldé di Pokola boole ko rakku rëg-rëg boole booy Pokola ak booy plateau ak rakku Liss Ndiago mais amagoo date ci combat yi quand même. non donte ni affiche bi combat bi comme affaire yi ubbeegul. comme dañuy dalal suñu président bi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm li mu bëgg ci CNG bi yàlla na ko yàlla defal ñu ngi koy ñaan mu gaaw ubbi affaire yi. ba ñu jël suñu date commencé. ndax ñu ngi yaakaar wala mën nañ xaaraat ci yow nga tëgg bu la ko yàlla maye ñu ngi la koy ñaanal en tout cas rédaction Senbuzz ñu ngi la koy ñaanal. nga tëggaat revanche u Eumeu Sène ak Balla Gaye. bëgg man de wax dëgg yàlla bëgg naa su Eumeu Sène desee benn combat ci carrière am. bëgg naa ko tëggal combat sans mu Balla Gaye. incha allah waaw bëgg naa moom ak Sa Thiès. Eumeu Sène ak Sa Thiès. waaw moom Sa Thiès bëgg naa ko bëgg naa tamit Garga Mbossé Sa Thiès loolu moom maa ngi siy waxtaan ak sama gars yi bu soobee yàlla man bëgg naa combat boobu Garga Mbossé Sa Thiès bëgg naa combat bi. alors dernier message booy jëmale ci promoteur yi ñi nga xamee ni tamit ñooy amateuru làmb yi ak askan wi. ci tolluwaayu làmb ak doxalinam jamono ji ngir ñu tëj émission bi. waaw di gërëm président CNG bi di encourager Kéba Kanté moom it bi bëggoon CNG bi. ma àndoon na ci moom laa nekkoon maa ngi koy gërëm bu baax a baax di naan nañ jóg ñoom ñëpp ñu booloo jàppale Bira di nuyu Jamaïcain ñëpp nañ ko suñ ko booloowee yi fi amoon passé du am ci làmb ji ñu ngi gis jéego yu mu teg mooy wàññi na licence promoteur wàññi na licence mbër lutte avec frappe ak lutte simple yëpp wàññi na ko mu des mooy frais organisation beeg stade bi rek lañ koy ñaan mu tekk si tuuti rek nit ñëpp mën a ñëw làmb mel ni mu meloon ñoom ñu dem doxi ji ci sponsor yi ku mel ni Sel Sénégal Elton ak ñoom Tigo Orange ñoom ñëpp ñu ñëwaat ñuy encouragé suñu papa Gaston maa ngi koy encouragé bu baax a baax gis nañu li mu tëgg rafet na moom ñoom Luc Nicolaï Pape Abdou Fall Abdou Lahat Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di encouragé maa ngi seen ginnaaw suñu amee luñ may dolli ñu ñëw dolli ma man seen doom laa seen rakk laa Aziz Ndiaye Baye Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu xam nga li may wax nag doomu aadama kese laa bu nekkee tamit ñi ngi may seetaan am na lu ñagas li ma ci wax maa ngi koy jéggalu ñëpp di leen nuyu di nuyu Pikinois yëpp fi ñuy jeexalee rek ngir nga tëj da nga may tontu ci waaw wala déet mystique mas na la dal ci lamb ba nga xam ne lii mystique la yàqal la wala mu nekk lu métti loo xam ne xam nga ne lii si mus na ma dal lan la woon mus na ma dal si benn làmb bi ma demee ci làmb ji ba ñëw si une semaine la bakkan rot sama place sama apprenti waaw benn erreur la woon rek loolu mus na am xeex la woon aussi non man dama livré ji woon fekk booy bi ñëw rek benn coow bu ndaw rek ba bakkan rot sama place merci beaucoup loolu mus na ma dal en tout cas loo xamante ne loolu dal na ma yàlla def mu këpp suma apprenti daal waaw
grand c'était plaisir quand même mbégte la woon quand même rédaction bi am ak yow jotaay ñu ngi lay jaajëfal ci disponibilité bi du ñu jeexal te jaajëfaluñ ko ki nga doon tudd ci say biir wax Abdoul Aziz Ali Ndiaye ak doomu ndeyam Baye Ndiaye ñoom ak vermicelle j'adore ak macaroni j'adore ak huile j'adore yi nga xam ne bànneex rek la ci askan wi yàlla na ko yàlla yëkkati diwlin j'adore Baye Ndiaye Aziz man bi affaire bi amee Aziz Ndiaye laa njëkk woo yaa ngi may dégg gis que làmb boolewuñu depuis bi muy taxawal combat Bathie Seras Balla Gaye débuté di Tafanaar lañ doon toogandoo ñun ñëpp man moom Baye Ndiaye boobu lii yëpp amul fii wax dëgg yàlla muy ku baax moom ak Khalil am xam nga ak rakkam yi frère am yëpp su may waay lañu amul lenn lu ma mus a génne lu ñakas teg ko seen kaw lu dul di ko ñaanal pour mu ñëw jàppale ma bu baax a baax a baax dina ko def inshallah waaw pour J'adore ñëw xam nga jàppale ma tamit bànneexu J'adore la woon ak rédaction Sen Buzz dig daje beneen jotaay ak beneen daanam fi amanillah